Tangori Média, le portail de la communauté Safi sur le net. Tangori Média, Bundani Safiji, My name is Rhonda Green. I'm the Executive Director of Heritage Works in Detroit, Michigan, USA. Hi, I'm Dee Lachey Strotter. I'm the Executive and Artistic Director at Mosaic Youth Theater of Detroit, Detroit, Michigan, USA. Assalamu alaikum. maa ngi tudd Idi Ciss. Bon, maa ngi dëkk fii Sénégal, maa ngi United States, Chicago. I'm here in Senegal with my colleagues because we're doing an advanced trip. In advance of our October trip, we're planning to bring 67 people, including 40 youth, to Dakar to celebrate through culture and dance, music, drum, to celebrate the Youth Olympics and to celebrate cultural collaboration. nee na li ko andi Sénégal ak ñi muy liggéeyal bon dañu ñëw pour def avant voyage bi nga xamante ne dañuy préparer 2026 Jeux olympiques dinañu andi ay xale ay jeunes 40 jeunes ak 20 adultes par exemple boo ko xayma mu ngi nekk dans 63 personnes. Bon à travers culture loolu moo tax mu war a seen tànk ñu ñëw fii tey ci Sénégal. I'm so honored and grateful to be here. It's my first time in Africa and my first time in Senegal. We have had the opportunity to connect with partners that we've been talking with for almost a year now about this project, connecting with young people on Gorée Island, in Dakar, in Diamniadio, and Detroit. And we are really excited to be able to visit the venues and meet people that we've been talking to online and over the phone for the last few months. So Dee Lachey nee na bii mooy première fois mu ñëw Sénégal and ak aussi bon am na mbégte boo xamante ne bon pour la première fois mu ñëw Sénégal projet bi nag ñu ngi ci doon wax à peine 1 an bon ñi doon waxal ci kii bi internet bi am nañu chance pour dem visiter ay école yoo xamante ne bon ci Dakar Diamniadio Diass ak nit ñi nga xamante ne aussi ñoom lañ doon waxal ci projet bi am nañu chance pour meet leen ñu gis leen ñu am ay réunion ak ñoom donc loolu moo taxoon aussi mu ñëw ci voyage bi. So motivated us for this idea. We were on a boat back from Gorée and we'd heard about the Youth Olympics were coming. And we just had an idea of bringing youth together from the U.S., specifically Detroit, and youth in Gorée and Dakar and Diass to work together to share their story, their culture with the rest of the world. Senegal or Dakar is expecting 24,000 youth in October and November 2026. And we think our young people have a story to tell about their background and their culture. And so that really was our motivation. How do we create a place where young people can tell their story to the rest of the world? Bon Rhonda nee na par exemple li ko motiver maanaam dañu mos def xam nga chaque année moom mu ñëw Sénégal ñu ñëw jël kii bi chaloupe bi di dem Gorée bon mu ñëw ci xelam ne bon pourquoi pas ñu maanaam andi xale yi nga xamante ñoo nekk Detroit pour aussi ñu pour ñu xamante ak xale yi nga xamante ñoo nekk fii ci Sénégal parce que aussi bon dafa bëgg li mu bëgg a créer mooy xale yi ñu am cohésion
ñu am voix boo xamante ne ñoom ñoo ko créé jeunes yi muy jeunes yi nekk Detroit ak jeunes yi nekk fii Sénégal donc loolu moo ko gën a motiver pour mu maanaam gën koo jox ay idée boobu pour andi xale yi nga xamante ne ñoo nekk fële andi leen fii aussi pour ñu créer loo xamante ne du nekk Sénégal rek waaw du nekk Sénégal rek day nekk Sénégal Afrique du monde particulièrement quoi donc loolu moo ko gën a motiver pour especially ci xale yi jeunes yi quoi. Coming out, well, even entering the airport, everyone was so kind. We were with several friends or colleagues for the project, and we all just talked about just how special it was to be here, and how lighter we felt entering the country. Connecting with all the young people, there were several moments where we were brought just to tears because we were so excited. We've been talking about it for so long, and now we have the opportunity to meet each other, to share space and share meals with one another. And we're really excited. We continue to ask the young people, what does success look like for you? Like, what do you want this to feel like? What do you want people to experience? And there's just so much beauty in what they've been communicating about really being seen, being heard, and just being able to share with one another. We know that this is going to be a very powerful experience for everyone involved. So, Nana, premièrement, bi mu wàccee aéroport bi ñu leen accueillir déjà dafa maanaam dafa oyof waaw par exemple ni mu ñëwee ni ñu leen accueillir rek comme ni ñu waxee Sénégal rek Sénégal dëkku teraanga la bon vraiment mu nekk loo xamante ne bon touché na leen maanaam ni ñu leen accueillir ni mu neexee quoi pour te dire et aussi xale yi nga xamante ni bon mooy li ma wax sànq ñi ñu doon waxal am nañu chance pour toog ak ñoom lekk ak ñoom aussi lañ doon wax maanaam li nga xamante ne moom lañ doon wax ñu gën ko maanaam yaatal maanaam waxtaan boobu bon loolu aussi vraiment mu ngi ko ni mu ko doon xalaate daal bett na ko donc loolu lu aussi boo xam ne Sénégal yàgg na dégg ne c'est un pays de hospitalité bon mooy dëkku teraanga vraiment loolu mu ngi koy dund. It's less about what I want and more about what the young people have told us that they want. And what they said is that they want to really be seen, to really be heard, to experience one another's cultures, to be able to share stories, and to be able to build from there. There's so much beauty already happening, but the more conversations that they can have, the more conversations that we can all have, the more we'll understand and be able to move forward together. Nee du li mu bëgg li nga xamante ni moom la projet bi pour jeunes yi la maanaam ñu ngi doon wax mais loolu ñu doon wax jeunes yi nekk Detroit wala jeunes yi nekk Michigan ak jeunes yi nekk fii suudewu seen par exemple seen idée yi seen li ñu war a créer mu gën a mën a yaatu donc mag ñi dañ leen di gunge rek mais xale yi liñ naan par exemple ñële bu ñu créer dara ñiy créer dara ñu boole ko mu doon création bi nga xamante ni moom pour ñoom li jeunes yi ñoo ko créer waaw donc cohésion boobu moom moo leen gën a amal importance quoi. The message that we want them to receive is one from our young people. We convene youth from Detroit and Dakar and Chas and Goree just this past summer, and the themes they came up with were joy, connection. They want to work together, and collaboration. We met with some youth from Goree
and they added, as Dila said, that they want people all over the world to know about their island and how wonderful it is. And so that's the only part I would add. On our end, we're asking our youth for more, but our country is celebrating 250 years of being in existence, right? So it's an important time for America to be thinking about itself and who it is. We think we have a unique story to tell between Detroit and Dakar because Gorée is the place of the door of no return, and Detroit is the place where enslaved people escaped to freedom in Canada. And so they call that the Middle Passage, right? And the story from the door of no return to crossing to Canada is an important story to tell. So that's part of the message we want to share. Comme li Dila wax bon loolu am na solo lool parce que Amérique boo seetee Amérique 250 ans la Amérique existé donc il est temps que ñoom américains yi xam ne jeunes africains yi nekk États-Unis am nañu histoire bu ñu war a bind bu ñu war a waxte nit ñi gën ko dégg pour te dire bi ñu amee ñëw nañu Gorée aussi ak xale yi nekk Gorée ñoom nee na li ñu bëgg pour bon àdduna bi xam Gorée carré Gorée île de Gorée que ça existe. L'histoire de Gorée parce que boo seetee Gorée am na li ñuy wax door no return maanaam porte aller sans retour boo demee Detroit jaam yi dañ doon daw Canada la ñuy jóge ñu dugg biir Detroit pour ñu am liberté donc histoire boobu maanaam Gorée ba Detroit histoire boobu yaakaar naa nit ñi war nañ ko xam dafa xaw a niroo. We mentioned earlier that we have had the opportunity to connect with many people since we've been here during this trip. And one of the things that we have the opportunity to do when we come back is that we'll be visiting several schools. Right now we know that we have 4 partners. We'd like to get to 12. And so if that's something that you're interested in, we'd love to connect with you. Yeah, I would just share that the dates we're looking at are October 30th through November 13th. And so, put that on your calendar. We plan to be in Gorée, as she mentioned. We plan to be at Blaise Senghor and at the mayor's office in Dakar and at schools. And so if you can put it on your calendar and join us in one of those places. Le 30 octobre jusqu'à le 13 novembre. So, ñu ne nga def ko ci sa calendrier bi. Aussi, actuellement am nañu 4 écoles yoo xamante ne bon bëgg nañu def partenariat bon bu fekkee am na yeneen école yoo xamante ne aussi bëgg intéressé wu nañu bon mën nañu contacter aussi pour ñu booleen parce que kii dafa yore benn kii bi mu yore groupe choral la am nañu ñaari lycée yoo xamante ne aussi bon ñooñu dañuy def la danse ak Bakalama Conki Sir aussi ñooy 4 groupes yi nga xamante ne bon dañuy def benn prestation ci hôtel mairie de Dakar ak Gorée ci centre culturel Gorée ak Blaise Senghor aussi Grand Théâtre yooyu yëpp dañ fay def ay prestations yi nga xamante ne te aussi dañuy ñëw ci école yi aussi pour def seen prestation jam ñaajo fii am na benn école Jazz 2 Ngam keroog demoon nañ fa pour visiter leen aussi donc yooyu maanaam ku intéressé aussi bu fekkee am na yeneen école yoo xamante ne mën nañ fa dem ci jour yooyu bon nañ la contacter ñu dox ki boobu seet ndax mën nañu bëgg nañ ci bokk pour xale yi ñëw ñu jóge États-Unis ñëw ci seen école def prestation boobu aussi ak école yooyu. li may tëjee mooy. ñi nga xamante ne ñoo jógee États-Unis Detroit particulièrement dañuy ñëw Sénégal pour benn projet bi yoo xamante ne pour Jeux olympiques 2026
bon projet bi nekk na projet boo xamante ne am na importance trop spécially ci jeunes yi donc ñu bëgg képp koo xamante ne bon yaa ngi surtout au niveau de Safeen bon man war nañ ci mën a participer parce que bon jeunes yi ak ni ñu naan xale moom mooy mujjee am réew donc dafa am important que aussi xale yi aussi participer ci projet boobu muy Jeux olympiques 2026 bon ñu ngi ciy invité ñëpp daal bon school boo xamante ne aussi intéressé wu nga bon nga contacter ñu seet nan la ñuy amee partenariat donc ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen invité 2026 put it in your calendar. Tangori Média, le portail de la communauté Safi sur le net. Tangori Média, Dundani Safi ci ñeent